Professeur Amadou Abdoul Sow, directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Thiès laa dëkk ñëw visiter participer pour la première fois ci journée jeunesse entrepreneuriat bu ISEP bu Thiès. ISEP bu Thiès moom mooy bi njëkk a am ci juróomi ISEP yi nga xam ne def nañ ko ci place ndax bi ñuy réunir bi ñu tasee pour avenir enseignement supérieur dañ ne que première décision bi ñuy jël mooy nañuy def tout pour orienter formation bi ci ay bànqaas yu gàtt ñaari at ak ci ay bànqaas yoo xam ne dina mën a joxe liggéey ci saa si bu njëkk ba xam nga lu ñu doon def yóbbu nit université mu jàng ba am licence jóge licence dem master jóge master dem doctorat loolu nag jamono ji ñu toll daf ko laajatul donc ISEP Thiès nag mooy bi njëkk ci loolu président de la République waxoon président de la République yokkoon ci aussi ne dafay ñaan tam ci avenir boobu ci loolu décision yi ñu mën a diversifier maanaam yokk filière yi ISEP de Thiès su ma gisee li ñu présenté tey plus d'une dizaine de filières et les présentations vont continuer mu yokk ci ne aussi nañu def tout pour que étudiants yi wala xale yi am baccalauréat mën a egg ci enseignement supérieur ISEP bu nekk bu jëlee 5000 nga am 5 ISEP du 25000 te 52000 bacheliers la ñu am 52000 bacheliers 25000 bu ñu demee ci filières yi li ki des rek moom mooy dem université mu yokk ci aussi ne nañu def tout pour mu am qualité pour nga am qualité da ngay jaar ci fi ñuy wax ANAQ-Sup mooy xool li ngay jàngale saytu li ngay jàngale saytu ñi koy jàngale saytu volume horaire yi ne la baax na wala baaxul bu la ko joxee fukki at mën nga jàngale li ngay jàngale ISEP donc moo am loolu actuellement am na université yu mag yu ma bëggul tudd te yu ñu formé ñun ñaan ñi amaguñu loolu te ISEP rek moom moo ko am loolu donc muy fierté vraiment di ci gërëm directeur bi di gërëm aussi ñi mu àndal ñëpp di remercier xale yi aussi su ma gisee xale yi li ñuy waxee ak passion bi ñuy ànd koo ci laaj mu ne non bi may ñëw xamoo ne lii moo am mais bi ma ñëwee ba léegi xam ko lii damaa bëgg sama métier da ngay kontaan xale bu rêvé wulee kan mooy rêvé du mag xale moo war a rêvé xale moo war a nangam gis nga koy xool muy wax ah su ma créé sama entreprise su ma defee lii mun naa créer entreprise su ma nekkee mun naa nekk cadre supérieur mun naa nekk cadre da ngay kontaan ndax ñun pratiquement jeex nañu lu ñu amul woon ba fii nañu gëm rek ñaanal ko suñuy doom yi te xam ni kon jeex na loolu nag loolu la ñu ëppale. boo leen laajee dañuy wax ne liggéeyal seen bopp moo leen gënal. malgré que xam nañu ñëpp mënuñoo dem fonction publique ban taxawaay la état yi taxaw pour gunge xale yooyu nga xam ne bëgg nañu liggéeyal seen bopp. mooy li ma wax rek wut environnement boo xam ni par exemple bu ñu nee xam nga avant daan nga dégg ñaan zone franche industrielle ku fa dem installé de doo fay impôt nangam doo fay lii pour mën leen ñu dem. xam nga li ñuy wax tam incubateur nga ñëw dugg ñu jàppale lu baax pour nga jël sa projet taxawal ko ba mu taxaw ci formation yi aussi nga boole ci formation en leadership en entrepreneuriat nag ngay taxawale sa entreprise loolu lépp dañ ko boole ci jumtuwaay yu bees ci njàngale mu bees soo xoolee li ñu daan jàngale ci université yi damay jàng géographie ba pare bañ ne ma am nga maîtrise géographie ma soog a dugg nag maintenant nag FASTEF ñu jàngal ma naka laay jàngale géographie léegi loolu ak xawi na ci bi ngay jàng naka ngay liggéeyee ndax bu ngay xaar ñu formé la bu nekk nga demaat keneen di la formé waat dafay doy waar soo ko seetee Sénégal bariwuñu loolu Sénégal kan mu mën a jël ku ñu formé ba mu am maîtrise mu jàngal ko ENA FASTEF ñoom rek ku fi mën mooy wane nag donc ne ko nag li am solo mooy ci bi ngay jàng nga jàng nag nga xam ne ci nga mën a liggéeyee loolu moom mooy donc force ISEP mooy li ma wax ci suba loolu mooy originalité bi état bi dafa war a accompagner parce que xam na ni mënul continuer di fay tout le temps ay fonctionnaires ñaari fonctionnaires yoo wax yoo gis rek benn bi xëy na peut-être rek doy na ñaar yëpp duñ ko rey or entrepreneur moom mën nañu war a am ndax non seulement mën na liggéey mën na joxe xaalis mais mën na embaucher keneen loolu donc moom mooy solution bi foofu rek la mën a nekk ñun ñëpp xam nañ ko loolu rek mooy solution demal suñu bopp comme je dis bëgg sa bopp gëm sa bopp su demal suñu bopp. bis bi ñu nekk nii tey jii mooy bis bi nga xam ni dañ ko jargal ISEP Thiès Institut supérieur d'enseignement professionnel ak ni muy war a doxee ñi newul ci biir ISEP bi maanaam entreprise yi société civile bi environnement professionnel bi bi ñu ko gëjoon def nag mat na ñetti at léegi wala ñeenti at ren dañ ko suqaliwaat ñaan yàlla at bu ne ñu mën ko def ndaxte lu demee nii dafa baax ci xale yi jàng fii ci biir école bi ndax dina leen wan ni ñi ci biti ñi ngi xool ñoom li ñuy def ñoom tamit ñu góorgóorlu wane xarañ bi ñu xarañ pour que ñi ci biti ñoom suñu paree seen jàng ñu mën leen recruter donc tey vraiment liñ fi gis tey dal na xel ci fànn yu bari daal ñi ñëw jóge ci biti gis nañ ne xale yi domaine boo mënanti jël muy mbirum mbay mbirum télévision mbirum informatique mbirum tourisme restauration hôtellerie gis nañ ne xale yi mokkal nañ li ñuy def
te ñi ko mokkal mooy ñi fi def ñaari at ñi fi defagum at ak ñi nga xam ni ñi ngi soog a commencé am na ñoo xam ni weer ak genn wàll dong lañ fi defagum mais soo leen déggee ñuy wax nga gis ni ñoom xol la ñuy waxee sax dañoo bëgg li ñuy def te loolu dafa dal suñu xel ndaxte dañoo jàpp ni bi leen di recruter loolu dañ ko doon natt ndaxte dañoo gëm ni kenn ki ngay jël su gëmee li mu bëgg te mu neex ko lool presque gagné ga ci mbirum réussite interne c'est-à-dire que presque xam nga ni moom dina réussir dina am diplôme am li ci des kay mooy mu xarañ ci li muy liggéey pour que su génnee rek mën a liggéey. fi ngeen nekk xam na kañ ngeen yaakaar ni di ngeen toxu ci seen. waaw ñi ngi ñaan yàlla ci fan yii di ñëw rek ñu mën a toxu waaye toxu boobu di suñu dépendrul ci ñun état bi la ñuy déglu état bi suñu waxee toxu leen rek ñu toxu mais fi ku dem ci booru fi ñuy tabax ne léegi nga xam ni surtout 15 hectares la ci yoonu Ndar bi sooy génn Thiès rek yow dem di yem Ndar di nga xam ni presque li ca des bareetul. ñaata fi ñu toll nii am na lu mat ñetti téeméer ak juróom fukk fi ñuy toxu ji nii dañ koo tabax pour at yii di ñëw suñu demee ba mu fees dina war a jël lu toll ci ñetti junni wala ba juróomi junni ñoo xam ni war nañ fa mën a ñëw di jàng ñii di fa toog ci ñaari at yi wala ñoo xam ni dañuy ñëw ka dem voilà. ak ISEP mën nañu yaakaar bay dundee. waaw ak ISEP moom bay dundee la jërëjëf.